sunu gan Daha Ba salaamaaleykum. Aleykum salaam Babacar. ñu ngi lay nuyu di nuyu El Hadj Ndiogou Diène yow yaay directeur RTS 1 seenu télé bi nga xam ni moo bokk ci benn ya nekk ca rajo télévision bu Sénégal di RTS mi nga xam ni. dafay sanc musée buñ koy tekk ci wolof musée mooy bërëb boo xam ni dañ fay gaaral ay mandarga ki yëf yoo xam ni. day indi am pàttaleeg ñoom seen buñ ko waxee ci RTS xel dem ci archives yeeg ñoom seen tey ngeen ko bëgg a door samp ko musée boobu mën na noo xam nu muy demee ak fan la. jërëjëf Babacar di la gërëm tamit di la sant ci invitation bi ñu jagleel ci wàllu liggéey boobu nga may ma tuuti rek ma jaale ñi nga xam ne dañ fi bàyyeeku démb muy général Mamadou Niang ak le maire Idrissa Diallo bu Dalifort. musée bi tey lañ koy lancé tey ci ngoon bu 18h jotee juróom-ñetti waxtu ci ngoon ca RTS makkaanu RTS musée bi nag wax nga ko léegi bon sama wolof demeewul noonu mais daanaka tekki nga ko musée bi daal li nga ko waxee noonu la dafa am loo xam ne dañ ko bëgg mu nekk loo xam ne mandarga wu RTS la boo ñëwee biir RTS nga xam ne wàllu archive tudd nga ko nga xam ne bërëb bi kat. lii moo fi amoon ala tey jii tamit boo ñëwee dugg ci kër gi nga am loo xam ne da nga ko bëgg a présenter wala nit ñi bu ñu yegsee ci biir kër gi xam ne histoire wu RTS nii la demee parce que aussi quand même RTS daanaka loo xam ne dañu koy wax toujours bien wu ñëpp la ñu ñëpp ko bokk alalu askan wi la te aussi bërëb am na nu muy demee tamit loo xam ne war nga ci bàyyi xel boo duggee ci biir kër war nga mën a xam tamit cosaanu kër ga lan la ci loolu lañ ci jublu incha allah. lan ngeen di wane ci musée bi. li ñu wane ci musée bi dama lay jox rek benn exemple xam nga tey jii boo tuddee n'importe quel journaliste bi nga tuddee wala les grandes voix de la RTS wala aussi les grandes figures de la RTS boo jëlee kenn ko ci au hasard ni bëgguma aussi nit ñi mere ma boo jëlee par exemple quelqu'un comme Martin Faye tey jii boo duggee damay àbb ay kàddu yoo xam ne directeur général moo ko doon wax monsieur Racine Talla boo duggee biir RTS tey ñu ne la fii la Martin Faye doon liggéeyee naam mi ngi ci yeneen i yitte mais doo am dara loo xam ne day mandargal ne fii kat fii moo doonu place su Martin Faye wala Martin nataala ma ngi nii ñu xam ne kii mooy Martin Faye ñu xam ne tamit yii mooy jumtuwaay yi nga xam ne moom la doon liggéey ci yeneen wàll yi tamit xëy na léeg-léeg am na ay événements yoo xam ne RTS couvrir na ko ak ay jumtuwaay yoo xam ne xëy na fu ñu toll nii weesu nañu jamono googu baax na tamit ku ñëw di gane ci kër gi bu duggsee xam ne kat lii kat am na matériel boo xam ne RTS doon na ko utiliser ca njëlbeen ba waaye tey jii fii la toll. mais justement est-ce que archive yooyu yéen a ngi ko doon denc ba nga xamante ne dara réerul lépp mi ngi ci place ba nga xamante ne daa ngeen ko mën a dugal ci musée bi. waaw njógu wàllu woowu li ci ëpp am na yu ñu ci denc waaye tamit ndaxte xam nga àdduna day dox xëy na ci njëlbeen xalaatuñu woon ne danañu toll jamono joo xam ne dina am lu traversé suñu esprit ñu ne dañuy def musée. te aussi ñu ngi ci réew yoo xam ne tamit xëy na suñu opinion publique demeewul noonu mais yàlla dimbali nañu bu dee 100 bu dee téeméer xëy na 60 yi wala 70% yi yor nañ ko yeneen yu yorul tamit gis ngeen ci télé bi ak ci rajo yi directeur général di woote ne képp koo xam ne yor nga benn objet wala benn archive boo xam ne au-delà même ñi nga xam ne dañ doon liggéey ci biir RTS xëy na am na ñeneen ñoo xam ne yor nañu ay jumtuyaay yoo xam ne wala ay photo wala ay nataal yoo xam ne war nañ ko mën a baaxee RTS ñu abal ñu ko ñu mën a permettre aussi ñi nga xam ne dañuy ñëw dañuy seet si gis aussi yi nga xam ne ci jamono jooju fan la ñu toll woon ci liggéey bi. mais archives yi itam yi RTS yi xam nga RTS rek moo fi nekkoon ci jamono. ba ci yàgg la télé yeeg rajo yu bëri. waaye yéen archives yooyu. da ngeen ko jël rek toog ci mel ni yéen a ko moom te archive bu Sénégal la est-ce que RTS warul séddoo tey jii ku soxla archive RTS jox la ko wala archive yi beneen kuréelu nguur gi yor ko ku ko soxla dem jaar fa nga war a jaar mën cee jot mais fi ñu toll nii yéen a yor lépp bu ngeen di génnee archive di ci mosol nit ñi da ngeen ci def ngandam RTS ku ko jël tamit xam ni ci yéen la jóge est-ce que nekkul patrimoine national bu ñëpp war a bokk. d'accord naa ci loolu Babacar waaye tamit dañu toll foo xam ne ci àdduna ci doxalinu àdduna am na loo xam ne tamit ku ci nekk sa wàll la nga liggéey war nga xam ne lii laa liggéey ëllëg ñu ne kat Ndiogou moo liggéey lii
te wàllu archive yooyu tamit dañ koy baaxee ñëpp parce que man à ma connaissance yàgg naa xaw naa yàgg tuuti ci kër ga ñëpp képp koo xam ne am nga liggéey booy def wala am nga loo soxla léeg-léeg nga bind directeur général mettre en rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo yooyu. beneen fànn bi nag xëy na loolu moo tax nit ñi di wax parce que tamit dañuy gis ne piratage ñun duñu ay artistes wala nangam mais piratage bi dafa bëri mais baax na léeg-léeg aussi ak wàllu jumtu ay xarala yu bees yi bu wàllu internet baax na bu dee télévision bu ñu génnee benn image boo xam ne RTS moo ko filmé woon ci ay jamono ñu wane na RTS moo ko filmé woon parce que tey jii boo jógee nga jël benn structure bu mel ni INA bu Paris aujourd'hui ñun tollooguñu foofu waaye foofu xëy na danañuy dem ba tollu ji foofu la ngay am ci image par exemple am na image yoo xam ne la nga ci am du mot sax 50 secondes wala du mot sax 1 minute du ko weesu waaye pour nga jëfandikoo ko da nga war a fay li tubaab di woowee le franc symbolique parce que aussi archive dafa may entretien xëy na wàllu nguur bi tamit dina am loo xam ne dina am lëkkaloo yi RTS di def am na possibilité yu bëri mais ci wàllu woowu je pense que honnêtement gisaguma ku ñëw solliciter archive RTS ci wàllu liggéey wala ci wàllu recherche ñu tere leen ko wala ñu xañ leen ko. mais archive nationale mi ngi fi archive nationale foo xamante ne lépp lu soxal taarixu réew mi fa lañ ko war a yóbbu yéen pourquoi yóbbu leen ko archive nationale nga xamante ne patrimoine national lay nekk ñëpp bokk ko ñoom ñu yor ko. waaw bon wàllu woowu man bariwuma ci xam-xam tuuti mais li ma ci mën a wax tuuti rek parce que xam nga conservation wu archive image dafa am ay normes yoo xam ne dañ ko war a respecter muy image wala muy son dafa am entretien bu ci war même ñu ñi sax parfois léeg-léeg ñu am wàllu ay jafe-jafe ci yooyu ñu ngi ci def jéego yu bëri xëy na tamit loolu doon na loo xam ne dafay gàntal tamit nga jël lépp jox ko archive nationale du Sénégal. Est-ce que am nañu local bi nga xam ne war nañu mën nañ ko conserver comme ñun niñ koy conserver mais pense aussi que ñoom comme am nañu projet boo xam ne dañu moderniser les archives nationales du Sénégal am naa yaakaar tamit ci wàllu woowu RTS dina lëkkaloog les archives du Sénégal am projet boo xam ne bu yàññ la dina mën a permettre aussi ñu trouver ay mécanismes li tubaab ay mécanismes li Babacar doon wax ñu mën a xool niñ koy gën a yaatalee pour ku nekk mën a am ci accès ci archive yi mais damay wax ne rek dans le monde entier sama xam-xam bëriwu ci mais gisaguma aussi foo xam ne dañu am un accès libre total ci archive yëpp gisaguma ko wax dëgg yàlla parce que site boo dem tamit di nga toog benn moment boo xam ne xëy na peut-être même ci seen site IGFM am na yoo xam ne doo ko mën a télécharger mais dañu toll foo xam ne tamit ku ci nekk la ngay liggéey war nga ci mën a am as tuut loo xam ne. non privé yi nag bokkul ak public. RTS ñëpp la d'accord naa Babacar. tey jii bu télé privé wala rajo privé soxlaa ay image yu Senghor mbaa xawma yu xewoon ci ay jamono nu muy def. mais bu ñu demee ci RTS rek incha allah dinañ ko jot parce que avant même ñu dem archive damay fàttali ne tamit léeg-léeg liggéey bi dafa am benn complémentarité boo xam ne dañ ko am ak télé privé yi il arrive que souvent que soit muy rajo wala télé que le chef de l'État mu am ay activités yoo xam ne xëy na ñun rek ñoo am exclusivité yi mais yi ci ëpp dañu naan RTS rek moom exclusivité bi mais aussi yaatal leen ci ñeneen ñi képp ku soxla ngeen jox ko image bi mën ko jëfandikoo xëy na wàllu archive tamit xëy na gars yi ñu amul information yi mais yu ci ëpp li ma ko waxee gisaguma man vraiment gisaguma koo xam ne dafa solliciter muy archive sonore wala archive visuelle ci wàllu liggéey ci wàllu xarala RTS xaj la ko. léegi musée bi fan lay nekk biir RTS lay nekk wala et puis aussi à part archive yeeg yooyu élément sonore yeeg lan moo fay nekk leneen. waaw musée bi biir RTS lay nekk ndaxte am nañu benn projet boo xam ne boo duggee biir RTS am na benn immeuble boo xam ne là aussi dañ ciy remercier le chef de l'État son excellence le président Macky Sall di ci jaajëfal tamit suñu njiit Racine Talla parce que taxaw na ci taxawaay bu am solo am na benn siège bu bees bu ñu tabax RTS un immeuble R+7 tey li ñuy def mooy dañu jël poser benn jalon ne kat à l'état embryonnaire musée bi nii lay demee mais in fine musée bi dañ koy jagleel benn bërëb boo xam ne ci siège bu bees bi fa lañ koy foofu mooy doon makaanam donc dina am benn benn local boo xam ne foofu la ñuy jagleel musée bi ci siège bu bees bi mais tey jii li ñuy def mooy que dañuy ñëw poser benn jalon ci wàllu woowu ñu commencer parce que aussi xam nga booy tabax dafa am benn fondement booy jël tey buñ ko mënee waxee noonu dañuy teg fondement bi nag boo ñëwee li ñuy jotagum am ñu ngi ciy liggéey bu yaatu di ci gërëm tamit Khalidou Kassé di artiste peintre parce que bi ñu toogee di waxtaan ak moom pour célébration ses 40 ans de carrière ci la xalaat bi génn moom it ak laa biram mu jàppale ñu ci franchement
tous les jours boo xëyee da ngay foog ne sax RTS moom mooy bureau chaque jour amul samedi amul dimanche donc yi ñuy am léegi mooy loo xam ne boo ñëwee di nga fekk ay photo wala nga fekk fa matériel boo xam ne moom lañ doon liggéeyee xëy na sax moo ñu mag ay Nagra wala nga fekk fa les anciennes caméras ay BVU ay Imatic yooyu lañ fay exposé incha allah am na aussi beneen exposition boo xam ne loolu ci wàllu artiste peintre bi la Kalidou Kassé moom moo koy def. bu leen fàtte wan ñu ay photo ñoom Ba Jigi yaa faak ñoom seen bu leen fàtte. am na solo incha allah mais yaakaar ngeen ni gars ñi dinañ ñëw ci seen musée boobu. ndax RTS dafa manqué démocratie foogu leen ne askan wi xawuñ leen dëddu tuuti télé boo xam ni président mooy feeñ ministre yeeg njabootu président est-ce que tey jii 2020 gii jeex ñu jëm ci 2021 waroon nañoo toog RTS di dawee nam daan dawee ci jamonoy Senghor ci opposition bu ci dul feeñ syndicat du ca feeñ kuy am looy jàmbat ci réew mi duñ la wane. bon yow yaay directeur télévision RTS 1. Babacar ça dépend rek xam nga avant may nekk directeur télévision je pense que def naa ñeenti at ou juróomi at wala juróom-benni at au niveau de service de l'information wàllu démocratie bi ñuy wax dafa ñàkk RTS man du ma ci ànd parce que honnêtement wax dëgg yàlla li ma fa toog as tuut am na ñoo xam ne vraiment que ce soit muy débat wala journal. non bala ñoo sori xam nga bu ñu nekk fii nag di tëgg wëndeel gars yi. non duñu wëndeel kenn Babacar. yéen du ngeen wane Ousmane Sonko du ngeen wane Khalifa Sall. mais Ousmane laaj ko Ousmane Sonko invité nañ ko. mais invité nga wax mais seen activités yi du ngeen ko couvrir. waaw mais xam nga ci wàllu politique aussi tey jii na ma kenn wax rek ne mës nañu toog ci journal télévisé sauf de rares exceptions et à chaque fois bu ñu ko defee aussi dañu indi jeu d'équilibre bi est-ce que mës nañu toog rek ñu gis meetingu APR Télé Sénégal fàttaliku ma ko man damay jot ay demande de couverture sama patron day jot ay demande de couverture mais bu fekkee ne nag. tey jii ay dons ay parrainage. ay xeetu propagande la. non du xeetu propagande parce que tey jii bu fekkee ne ki nga xam ne moom moo yor moo nekk ci bopp réew mi muy Macky Sall ëllëg mën na nekk keneen. parce que ñun suñu wàllu ligne éditoriale mooy renforcer li nga xam ne moom la gouvernement bi di def moom la chef de l'État di def moo xam mu tudd Macky Sall moo xam mu tudd Senghor moo xam mu tudd Abdou Diouf wala mu tudd Ablaye Wade parce que defe naa depuis boobu ba léegi suñu ligne éditoriale changé wul te bu ñu xëyee tamit chaque jour ñu ngi xool parce que ñun suñu rôle mooy amplifier les politiques de l'État parce que aussi dafa am loo xam ne dafa am loolu la ñu charte bi teg. am na ñoo xam ne tey jii Babacar ci wàllu politique waa APR am na ñoo xam ne tey jii dañu mere suma directeur général daan ngeen seetlu aussi li ci ëpp ci opposition. mais possible pourquoi amuñu cër RTS maanaam seen activité parfois information bu mag day am ñëpp di koy wax yéen du ngeen ko wax. comme ban information. bëri na ci. xam nga ci benn rek bëri information yu capital day am ni opposition bi soxla opposition bi wala leader opposition bi yéen ngeen di ci cell wala du ngeen ko couvrir. bon am nga njóogu moo tax. mais am ngeen benn émission bu am dimanche. waaw. bu Omar ñi ngi di def. waaw sunu waa jooju. waaw ministre rek ñooy jàll ak directeur société nationale yi. mosu leen ci invité opposition. mais Babacar c'est selon ligne bi nga yor xam nga tey yow yor. léegi luy ligne. ligne bi mooy. ligne mooy tollole. waaw ligne kay bi bu dee bëri bu tasum xabaar moom tollole moom ñëpp a ciy maase. d'accord naa ci waaye xam nga tey yow yor nga sa grand jury am nga orientation yi nga am Omar aussi noonu la yoree son émission mais je pense aussi que à chaque fois. nga c'est xam pas ne contre Omar ah. non je sais mënu ci dara. yéen a koy sant muy def. xam nga aussi démocratie boobu am na tamit ci li nga xam ne ci wàllu journaliste RTS yi fay liggéey la. en tout cas man ma petite expérience foofu ak aussi lim muy ci wàllu Racine Talla muy ci wàllu beneen directeur général ba ci Babacar Diagne muy koy nuyu mu ñuy dégg mosuma toog man ci sama expérience journalisme ma toog ñu ne ma papier bi bu ko traité nii le journaliste il est libre maintenant nag ça dépend ci orientation yi ça dépend aussi ci actualité yi ça dépend aussi ci orientation yi nga xam ne. xanaa daal jamonoy Matar Sylla daal la tane woon foofu moom daan nga gis carrément opposants yi teewoon ci télé bi Matar Sylla ba mu fa nekkee mais à part ça moom ñeneen ñi moom mooy loolu. waaw mais moo tax ma ne ça dépend bu fekkee ne tey jii ñun bu ñu waree couvrir actualité opposition mooy lan damay marche suba wala nga xëy toog wax naka su dul noonu. syndicat yu ñaxtu syndicat jàngalekat yaa ngi wax liberté mais xam nga loolu tamit da ñoo bëgg a nax rek. non naxuma la Babacar parce que Babacar yéen journaliste sañu leen def benn reportage wala bind benn texte boo xam ni. waaw day critiquer gouvernement Omar Diaw moom di defi njàngat musul def njàngat contre Macky Sall ak gaayam yi ci misaal. mais pourtant Omar boo xoolee dans l'histoire même de ces chroniques am na chroniques yoo xam ne c'est des chroniques assez virulentes. def nañ fi benn chronique boo xam ne c'est sur l'autoroute à péage
Ousmane Ngari Faye def na ko fii donc am na loo xam ne je dis que ça c'est dépend. contre l'autoroute à péage. Non, c'est pas contre le gouvernement. Contre l'autoroute à péage, mais aussi autoroute à péage bi ki koy gérer c'est un partenaire de l'État, un partenaire stratégique de l'État. Parce que aussi am na loo xam ne aussi journaliste bi dañ ko bàyyi ak liberté am xam nga tey jii mënu ma fi ñëw ma ne maa ngi def benn chronique boo xam ne Babacar la liberté de la presse elle n'est pas une liberté absolue. Parce que nit ku nekk aussi la presse elle n'est pas aussi indépendante qu'on le pense parce que tey jii moo ñëwoon tey ci wàllu rajo Youssou Ndour muy nuyu au passage du ma ñëw ma ne maa ngi def benn article boo xam ne ça dépend sama conscience professionnelle sama clause de conscience ma ne oui maa ngi ñëw di. yaa ngi méngale loo xam ni. non c'est la même chose imméngalable. Babacar c'est la même chose parce que peut-être ñun état wàllu état la mais dama joxe exemple boobu rek pour wane na kër boo ko yoree am na loo xam ne tamit yow sa wàllu bopp war nga ko mën a éviter xam ne kat lii mooy doxal kër gi lii mooy gàllankoor kër gi parce que aujourd'hui je pense que ça soit. am na ñu xam ne yàlla may na la ñoom expérience privée bi ñu ngi biir RTS mais je ne pense pas aussi que ma nekk ci privé rek war na mën a tax man ma fëgg ku nekk parce que am na benn limite boo xam ne tamit ci wàllu métier bi il faut être responsable. beneen problème aussi problème publicité bi problème la parce que dañu gis ne service publicité RTS day àkkima publicité bi alors que déjà nguur gi dañ leen jox subvention privé yi li ñu waroon a mos a tuut ngeen jël ko àkkimoo ko su ko defee loolu indi loraange. mais Ndiogou man may seetaan RFM bu may déglu RFM wala may seetaan TFM damay naan TFM jël na lépp. car naan TFM jël na lépp parce que xam nga marché publicitaire bi aussi bon xëy na nu mu tëddoo la xëy na aussi rayonnement bi RTS am la parce que léeg-léeg ñun ñi sax parfois on se plaint de ça. xëy na aujourd'hui bu code de la presse bi duggee dina mën a tax. yeesal dina ci am nag. waaw dina ci am dina mën a tax aussi ñu mën a. bisay moom di ngeen ko wàññi jox privé yi. waaw ñu mën a am benn répartition équitable mais xam nga aussi annonceurs yi man ma yor may jënd moo war a jënd ci boutique bële wala boutique bële boutique yi mënu ma ko imposer man maay xool ci ban boutique laay dem pour jëndi wala ban supermarché laay dem pour jëndi am na loo xam ne ñun suñu wàllu bopp sax parfois dañ. non est-ce que du léeg-léeg dañuy forcer nit ñi ñu dem dugal seen publicité RTS ndax jëlu leen pay yéen nekku leen pay. Babacar xam nga débat boobu du ma ci dugg xam nga lu tax parce que c'est relatif parce que xam nga mën naa ñëw Dakar ma ne RFM mooy premier Dakar ma dem Pikine ñu ne non diw moo fay premier mais ñun dans notre coin li ñuy wax ñu ngi toog suñu biir kër di liggéey di fexe ba sénégalais yi jot ci li nga xam ne moom la ñu war a jot ci wàllu service public te yaakaar naa ne aussi ñi ñu acquitté wu ci loolu débat wu kii mooy premier kii mooy deuxième kii mooy troisième wax dëgg yàlla ñun je pense que duñu dugg ci débat boobu te aussi man damay bañ di dugg ci loolu ndaxte bëgguma ku ma divertir ligne bi ma yor wala li nga xam ne objectif ya li ma war a. mais loolu ci réew yëpp la am dañuy natt médias yi. xool waaw dañuy natt médias yi mais aussi ban natt. ku ne sa doole fu mu toll. waaw mais ban natt xam nga boo toogee loolu numéro Sénégal képp àddina képp la. d'accord naa ci mais boo toogee biir Dakar dafa am lu ñu koy defee boo toogee biir Dakar nga jël benn 1000 personnes xam nga réalité bi nekk Dakar c'est pas la même réalité qu'il y a à Rufisque bokkul wala nga benn réalité bu nekk dans une autre zone c'est pas la même chose parce que tey jii mënoon nañu tey ñun toog di revendiquer c'est une comptabilité analytique RTS bu doon def ñi nga xam ne ñoo ñooy commandité sondage yi c'est les patrons de presse aujourd'hui si le patron de la RTS dit damay commandité benn sondage mais damay xool zone boo xam ne où ça fait mal ma dem commandité foofu benn sondage. pour yow gars yi dañuy lëbëj carte gi on est entre nous xamante nañu. Daxaba jërëjëf. directeur RTS 1 ñu fàttali ne radio télévision bu Sénégal dafay samp tey bu 6h ci ngoon jotee musée boo xam ni da ciy def archive yeeg pàttaliku jaar-jaari kër ga. ñu leen ci gërëm di leen ci wax félicitation. jaajëf El Hadj Ndiogou Diène jaajëf mbokk yi El Hadj Assane yegg si na ñu ngi nuyu Astou Mbène ak ñi mu àndal ca Almadi ca TFM ñu yendoog jàmm.